moo ko prédiroon c'était un roi devin moom moo génne turu Maysa Waly moo dul génne turu Njaajaaj Njaay Njaajaaj Njaay du turam dëgg titre la c'est son nom royal ma Njaajaaj Njaay mais turam dëgg Ahmadou ibnu Omar ibnu Aboubacar la muy turu Njaajaaj Njaay dëgg titre mooy Lamaan Buurba Jolof wax naa ne Lamaan mooy grand propriétaire terrien mooy Lamaan waxtaan nañu fii bi nga xamee ni Jolof nekkoon na apogée mooy royaume bu nga xamante ni dafa am stabilité dëkk bi dox lépp dox macha allah ñëw nañ ba ci le dernier empereur du Jolof Paasan Seck muy Lele Fuli Fàkki Njaay 1549 la ñu ko rey ñu ngi ko rey lors de la bataille de Danki newoon naa se trouve dans l'une des localités de Diourbel ki ko rey mooy Amari Ngoone Sobel Fall moo nekkoon deuxième damel du Kayor premier damel de papam la Déthié Fu Njoogu Fall foofu laa posé woon dem dans le Tekru wax naa la le Tekru Fouta ñi ko formé mooy la dynastie des Dia Ogo la dynastie des Dia Ogo kam mooy détruire la dynastie des Mana ak Waar Jaabi moom ki ko détruire mooy la dynastie des Tondion Paasan la dynastie des Tondion ko détruire mooy la dynastie des Jamyanke ak Kuli Tengala Ba foofu laa tolloon Kuli Tengala Ba nee naa leen moo def li ñu njëkk a wax la première hégémonie pël wax naa fi li hégémonie pël bu njëkkaan temps empire Songhai pël yi dañoo dispersé woon kenn respecté wu leen woon joxuñu leen woon cër rëy Kuli Tengala Ba dafa réussir rassembler ñoom ñëpp au sein du Fouta Tekru pour rassembler pël yëpp rassembler le pël yëpp au sein du royaume du Tekru loolu mooy la première hégémonie pël la dynastie des Jamyang kan moo ko détruire la révolution du Fouta wala la révolution des Torodo par Thierno Souleymane Baal ak Abdel Bokar Kane loolu nañ ci ñëw insha allah rabbi ci yeneen i jotaay bu ñu fa jógee Paasan dañuy dem sur la deuxième hégémonie pël première bi amoon na deuxième bi am na kan moo ko andi dama ni gis nga Sénégal dañ ko war a jox cër Sénégal dañ ko war a jox cër naa ci ñëw deuxième hégémonie pël kan moo ko andi Ousmane Dan Fadio mi ngeen dégg moo andi la deuxième hégémonie pël kan mooy Ousmane Dan Fadio moom moo fondé li ñuy wax l'empire Sokoto capital bi nekk Kano ma nga nekk ba Nigéria jàpp Cameroun jàpp Tchad moom mooy empire Sokoto lan mooy lien bi ak ñun empire Sokoto Ousmane Dan Fadio moo créé moo ko fondé Ousmane Dan Fadio papam mooy Mohamed moom il est venu du Tekru Fouta la jóge pour dem c'était un lettré la ñuy wax maanaam da doon voyage yi boroom xam-xam la donc Ousmane Dan Fadio siifu leneen lu dul doomu boroom xam-xam bi Ousmane mooy leer Dan Fadio doomu boroom xam-xam bi doomu leeru boroom xam-xam bi mooy Ousmane Dan Fadio kooku moo créé empire Sokoto bi nga xamee ne créé na empire Sokoto nga xam ne Ousmane Dan Fadio moomu am na ñetti doom la am bi nga xamee ni jur na ki ñuy wax Aboubacar Ali Aboubacar Itulaay moom la jur Mouhamadou Bello jur ki ñuy wax Nana Asmaaw mooy Asma comme Asma. kon Nana ak Asma nga foofu. waaw Asma ngi foofu. Asma mu naan Asma yàlla. waaw. waaye Asma yàlla bu dee góor la. bu dee jigéen Asmaahu la ñuy wax. Asmaahu. bis ni ki tey Asmaahu. waaw bu dee jigéen Asmaahu la bu dee góor Asma yàlla Asma yàlla. donc waaw moo tax Asmaahu boobu muy wax moom Ousmane Dan Fadio ñett doom man damaa demoon bay nekk góor yàlla su bàyyi leen Asma yàlla bi neex na ma. arrêté nag. Asmaahu bu dee góor ñu ne Asmaahu. bi ngeen naan Asma yàlla doo ko sax tey on rek ba suba. ba mu Asmaahu rek comme jigéen la. waaw ba mu Asmaahu comme jigéen la. kon empire Sokoto boobu mënuñu ko ñàkk bañ a tudd. li tax mënuñu ko ñàkk bañ a tudd. gis nga Asma 19e siècle marque un renouveau islamique en Afrique c'est-à-dire la conversion des peuples en l'islam. C'était au 19e siècle grâce à Ousmane Dan Fadio moom noonu. Ousmane Dan Fadio bi nga xamee ni juddu na en 1754 la juddu am ñett doom yooyu ma wax muy Mouhamadou Bello Aboubacar Itulaay ak Nana Asmaaw ba nga xam ne juddu na ñoom ñëpp 1815 mu def jox pouvoir bi Mouhamadou Bello nekkoon sultan Sokoto mooy titre roi Sokoto. léegi l'empire du Sokoto moo nekkoon le deuxième plus grand état islamique dans le monde entier. C'était le deuxième plus grand état islamique à part l'empire ottoman.
Empire ottoman il a été formé par les Turcs. Ah parce que xam nga histoire. Empire ottoman moo nekkoon Turquie. Empire ottoman ko formé mi ngi tudd Ousmane. boo xoolee ñaari Ousmane yi ñoo formé kii tubaab bi nag ñu wax l'empire d'Ousmane l'empire d'Ottoman. mais l'empire d'Ousmane la. ñu ngi ko formé en 1454 au milieu du 15e siècle boo ma ne ko le plus grand empire islamique. est-ce que xam nga tubaab doogu ma la yàlla lu mu daan def xam nga lan la. fausse histoire. fausse histoire dafa tubaab dafa am vision. maanaam fausse histoire mun na wax Ousmane de. mais bugg koo wax ci làkku kooku. da koy ramener à lui. pour fausser l'histoire. et ils l'ont fait ci sunu ay tur. buñ la waree bindal Diouf. Diouf ça s'écrit J-U-U-F. loolu phonétique wolof la. tubaab da la koy bindal D-I-O-U-F. gëm loolu ko mu ancré tey boo ñëwee sax bind a wolof ñun dañuy am problème non non tubaab dafa. Ngom ñu ne laan Ngom. Diouf. Mbeng ñu ne la Mbeng. maanaam il refuse. li nga doon. te ñoom ñoo ñu jàngal ci seen alphabet mbë. merci. ñoom ñoo ñu ko jàngal mbë de ak nga. ñoom ñoo ñu ko jàngal seen alphabet. te pourtant nee nañ ñoom duñ ko prononcer. moom tubaab yi ñoom li ñu yàq bari na ñoom li ñu déformé bari na. l'empire d'Ottoman l'empire d'Ousmane la ñu def Ousmane andi Ottoman teg ko. empire Ottoman boobu nee naa leen c'est le plus grand état islamique dans le monde entier. Deuxième plus grand état islamique bi l'empire Sokoto la. dañuy dem nga xool par exemple bu ñu jëlee exemple l'empire du Songhai ku ne xam ne c'était la dynastie. yaa ngi wax Songhai tubaab ñëw ne Songhai. Soraay l'empire Soraay la ñuy wax. dañu garaaw. l'empire Soraay la ñuy wax ñoom. ñoom dañuy pousser leen lu ndaw lu sew loo xamante ni day fin doo ko yëg. waaye moo lay yàqal moo lay daaneel. nekk moo lay yàqal. déedéet doo xam lu dee. wallaay. kan. kooku kan gumu ak ne baax toog. gis nga par exemple l'empire Songhai. toog naa l'empire Soraay. ñan ñoo fa nekkoon la dynastie des Sunni ñu gën ci xam Soni Alibert. ñu naan le grand Soni Alibert le grand. ah ma fàttali la yàgg waay. ñu naan Soni Ali le grand. Soni Alibert kan moo ko détruire la dynastie des Askia. ñu gën ci xam Askia Mohamed. Askia Mohamed su ma juumul am na école bu Askia Mohamed bu nekk Sénégal. mais turam dëgg nekkul Askia Mohamed. nan la turam dëgg Mouhamadou Touré la. ndeysaan ñu jóge dans le Tekru. gis nga Sénégal li tax ñu war a gëm suñu bopp. mosu yoo des ginnaaw. wallaay. parce que empire yi ma fi tudd yëpp. bu déparé wu fii. waaw jeexitalu fii. waaw. empire yëpp. baa ñooy point de stop. ñun ñooy Carrefour. wuy ma ba ngay jógee Ghana. l'empire du Ghana. empire du Ghana. est-ce que xam ngeen ni ñun Sénégal te loolu foog nga ñëw ci ñun ay Ghanéens lañu d'origine. day laa xalam bi yëngal na sama waa ji nag. dinaa maa ko wax fii dinaa wax bu ñuy paas safar gee tax. bu ñuy paase. dañu jël chaque jour ñu benn roi yu waxtaan ci roi yëpp nag 9e siècle 8e siècle lay déparé ba fi ñu toll nii histoire àdduna histoire France yëpp naa ko wax en version inédite. waaw. fii laa koy may fii ci plateau bi. moo taxit Chérif Aïdara Karara dikk. ndeysaan. histoire du Sénégal ñor ko ba tax muy bëgg goxam. jël ko monsieur le maire. géejewaay doomu géejewaay kay yor waay. ah waaw ah na ñoo kay. na dikk Ahmed dama bëgg nga dem taxaw fee. Ahmed doo dem taxaw fee. Ahmed. soo bëggee yàgg li nga yor noonu taxawal ne rek doo taxaw ne. waxal Maba waaw wax ko Maba. allah daw me tey lay la yéen a ngi door a comprendre punch bi ma yeewoo tey. yëngatu bi ma yëngatu. géej gu dal yi ma fi wax. tey maa yëngatu may sëtu nag daaw. kii mu ngi fu neex. nee na sëtu nag daaw. kii mu ngi fu neex. mi ngi fu neex kenn dañuy wéyal. waaw Pasa. Sénégal li tax ñu war a gëm suñu bopp. respectons notre très cher Sénégal nañu ko respecté. ndax lépp luy empire bu jugiwul fii. dem jeexital bi fii la. bu ngeen géewal Pape Askia Mohamed ci boppam. ñu koy wax Mouhamadou Touré dans le Tekru la jóge Pape Ousmane Dan Fadio dans le Tekru la jóge Fouta. ñoom ñëpp fii la ñu jógee te dinaa si ñëw yaatal ci bu yaatoo moo tax lépp fii la démarré waaye fii lay dellu si waat. Fouta nag ñoo yàgg ci ay héros. dafa yàgg am ay jàmbaar. dafa yàgg bi nga xamee ni Ousmane Dan Fadio moomu 1815 jox na pouvoir bi doom ji Mouhamadou Bello nekkoon le sultan Sokoto bi nga xamee ni Mouhamadou Bello moom mi ngi woon yor pouvoir bi nit borom xam-xam yi jógee fu ne ci àdduna bi di ñëw. di jëflante moom ci affaire xam-xam ci xam-xam di waxtaan ak moom waaye ki ñu ci gën a ràññee ki ñu ci gën a xàmme mooy El Hadj Omar Foutiyou Tall radiyallahu taala anhu. d'accord. waaw borom xam-xam bu mag te doxam boobu doon dox dem Màkka séjourné na ci palais wu Mouhamadou Bello bi nekk dans la cour di waxtaan na moom di jëflante moom ci xam-xam pendant 2 mois
Mouhamadou Bello jël doomam bu jigéen may ko ko. ndeysaan. xanaa relation d'alliance dugg na. relation d'alliance duggaat na. kan mooy El Hadj Omar Foutiyou Tall. El Hadj Omar Foutiyou Tall mi ngi juddoo Alwaar 1794 ñu ne 1797 près de Podor. il est le 4e fils de son père moom mooy ñeenteelu doomu papa moom El Hadj Omar Foutiyou. il pratiquait la guerre sainte doon pratiquer guerre sainte doon jihaad contre les animistes. ki ko ci gënoon sonal nag mooy Faidherbe. danaa ñëw ci histoire El Hadj Omar Foutiyou Tall ndax ñetti émission la moom El Hadj Omar Foutiyou danaa si ñëw lan moo tax ma tudd Faidherbe mais mënuñu wax histoire Sénégal tudd Faidherbe asma vrai turu Faidherbe nan la vrai turu Faidherbe bëri nañu dëkk Ndar xamuñu ko ñu doo Sénégal xamuñu ko. Faidherbe turam dëgg mi ngi tudd Louis Léon César Faidherbe. Louis Léon César Faidherbe mi ngi juddoo Lille France en 1818. Faidherbe moomu 1854 la ñëw Sénégal bi mu ñëwee Sénégal nag Brésil la waroon dem mais dafa ñëw il était animé par des questions africaines ñoo gis royauté bi ni ñuy dundee dëkk bi nu mu mel dëkk bi neex moom stable tradition bi culture bi mu ne fii lay toog waaye Brésil la waroon dem 1854 boobu ci la El Hadj Omar Foutiyou Tall jóge Màkka andi wérdu salaatul Fatiha 1854 boobu ci la El Hadj Omar jóge Màkka andi wérdu salaatul Fatiha andi leeru yàlla kay jóge tubaab bi andi leeru nasaraan yi waaye xamal la Faidherbe def professeur 1857 mu créé le fameux corps des tirailleurs ñu tuddee la force noire l'armée noire jëloon commandant bi ñu wax Charles Magen teg ko ca bopp 1857 tirailleurs yooyu xam na la leen amee ndax tubaab bi ñu amoon ñaari comptoir Dakar ak Gorée Gorée ak Saint-Louis autant pour moi excuse-moi ñaari comptoir la ñu amoon. Faidherbe day dem ci ñi doon jàpp jaam di jaay jaam parce que waa Kondi ñun ñoo doon jàpp suñu bopp di jaay suñu bopp. da doon dem ci royaume yi nga xam dañuy jaay ay jaam mu jënd jaam yi andi leen def leen ay militaires former leen dem ba am 15000 tirailleurs redoutables armés jusqu'aux dents bu mu paree ba am nag li mu bëgg ci dem signé ay pacte d'alliance ak royaume yi fi nekkoon Kajoor Bawol Sine Saloum Jolof ba ci les chefs lébu du Cap-Vert si ñoom pacte d'alliance wax leen ni leen damay ñëw pour protéger leen ak assaut yi ñëw parce que amoon ay temps Mori dañ doon attaqué Mori naari di attaqué El Hadj Omar di préparer guerre sainte mooy dama leen di protéger ak loolu noonu pacte boobu la gars yi nangoon moo tax ñu nefoon ni ak Faidherbe xanaa xam mooy tirailleurs sénégalais yi ñoo génnee El Hadj Omar Foutiyou Tall. loolu ñu mës a exercer jaar ci ñun problème suñu problème. léegi nag au bout de 10 ans 1864 Asma. waaw 1864. Tous ces royaumes se sont regroupés autour du drapeau français pour former ce qu'on appelle le Sénégal. looloo andi Sénégal ak comme capitale Saint-Louis des écoles un journal et une vie active loolu moo andi Sénégal tubaarkàlla léegi nag damay def sax tuuti ci 1854 boobu noonu nga xamante ni nee naa El Hadj Omar Foutiyou Tall ci la andi wérdu salaatul Fatiha Faidherbe bi ci la dugg Sénégal waaye 1854 boobu noonu ci la sama waa ji gane jamono waaye Taaloo Moustapha Caatloo Murtada tubaarkàlla Serigne Touba Xaadimul Xadim 1854 boobu la gane jamono tubaarkàlla bi ñëw vendredi bi ci moom laay safar waaye bu yëpp passé nee naa tableau général bu Afrique laa ni andil lépp luy royaume moo xam Sénégal la Afrique France fu mu mënta doon naa ni andi histoire yi en version inédite. Tout à fait. ci plateau. Justement en tout cas ñu di la jaajëfal bu baax a baax ah tonton Libaas. amoon na solo amati na solo. tey moom paasan yaramam daa tàng mi ngi yëngatu rek. ayca xam naa histoire du Sénégal bee koy daaneel ñu di la jaajëfal bu baax a baax. on te redonne rendez-vous. vendredi. incha allah rabbi ñu safar. ñu safar. wax ci ku tedd ki tubaarkàlla. macha allah waaye ci beneen angle la ñuy wax de. incha allah rabbi ayca kon nag dañuy daal di rek dalal ñeneen sur le plateau mais en attendant professeur Danfakha merci aussi. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie ce matin. C'était croustillant. C'était croustillant, c'était xoyom-xoyomi. Merci beaucoup en tout cas aussi à Louisa Djandi d'avoir partagé notre matinée aujourd'hui. Merci. Ah, elle regarde sa montre. D'accord. Première dame, attitude de première dame. Aïcha, en tout cas, voilà. Donc, ci naka noonu, tonton Libaas. Merci beaucoup. jox leen dig daje rek vendredi incha allah. Incha allah rabbi. ngeen dalal monsieur le maire de la ville monsieur Ahmed Aïdara. Tout à fait. tey mu wàccee fi de. Tout à fait parfait Aïcha kon nag bu baaxee rek ñu jëli yi ñeneen yi ngir mën a wéyal. Just a list today at www.mikeys.com.
yesterday at www.mikeys.com. Purchase a list today at www.mikeys.com. Purchase a list today at www.mikeys.com. Purchase a list today at www.mikeys.com. bu yëboo daal naamuñ rek ayca kon nag maa ngi leen di nuyuwaat beneen yoon rek di leen dalalaat di dalal suñu Aïdara Chérif Karara monsieur le maire de Guédiawaye. waa ci loolu nag. maa ngi lay ziar. ñas ko mu Abdallah laa koy woowee. waaw waaw Chérif. moom taalibe moom ah. yéen a ma dàq. bàyyi ma dalal ko. gan bu duggee si kër jigéenay dalal laate. bàyyi ma dalal ko. bu pare ak man nga engagé ko. wuy ma xamal ndar lu ñu jàngale. waaw. nee nañu gan ba dëggee si kër gi. waaw. balaa jigéen di wax. waaw. borom kër gi day xool kan la ba pare. xam nga kan la yaa ngi invité. ayca. kii kan mooy borom kër gi. maay borom kër gi mos. maay borom kër gi de ah. waaw maay borom kër gi. soo fi nga toog xanaa. loolu tamit maay borom kër gi. loolu tamit dëgg la. ayca kon nag ñu nuyu la dalal la ziar la. delloo la ziar bu wér. waaw nuyu itam suñu borom pilim bi. borom pilim bu baax. Mbadou xalima bi. waaw ak coach sama entraîneur bi nga xam ni Sénégal yi moom la ñuy wër. da nga fexe ba bul bàyyi de. waaye bu ñu leen wëree rek ñu bàyyi ñu fi dem. bul dem de. bu mu dem de ah. waaw ak nuyu nag nuyu sama yaay ji ma jàkkaarloo. sama yaay ngi ñuy toog. waaw Binta Rasoul. waaw. ayca en tout cas ci kanam tuuti ñu daal di rek yaatal waxtaan gi. dina ala daw me macha allah coach Moussa. Asma Khadija. noo def. maa ngi sant yàlla bu baax yaa ngi am jàmm. alhamdulilah. macha allah. bon mais tabaarakallah mais maa raw. lu bees. mais dara beesu xanaa waa Liberté 5 yi leen laaj rek ay dootu 10 millions laa dégg am na. nga ne ma. gis naa benn pas benn grand benn jeune ay tonton rag nañ pour moom quoi. nee nañ Asma lañ soxla. nee leen kii dafa ki ma taseel mu ne coach Moussa. man la Kaaw Kalidou Sall. nekk transporteur chauffeur Dakar Dem Dikk ligne verte. waaw wakal Asma. waaw dama yeew fajar bu ma jullee pare ma seetaan ko ma tëddi balaa may. waaye yow ku am borom moom noo ci bindoo. Binta Ba. yaa ngi am jàmm. maa ngi sant bu baax alhamdulilah. dalal ak jàmm. jërëjëf macha allah mbaa comme bi mi ngi dugg. gis naa président Macky Sall léegi de mu am fu mu kii noonu. di kii xam naa après rek lépp lu ci tukkee dinañ ko indi ci plateau bi incha allah. incha allah xanaa di nuyu coach bu baax a baax di nuyu Paasan di nuyu sama doom ji tey damaa kontaan bu ma jàkkaarloo ak yow damay sawar di nuyu Asma mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan. justement ñoom it ñu di la fay bu baax a baax kon nag Seydou Ahmed ñëw na. waaw mu ngi nii de. ñu wéyal rek. yéen de laay déglu man moom. Ahmed man moom fexe ngeen ba dàq. Ahmed déet ëpp naa wax. damay toog Asma waxal Ahmed ne ko. waaw. fan yi nag gis naa ne à Guédiawaye tu bouges beaucoup macha allah j'ai remarqué le Ahmed Aïdara qui est candidat à la mairie Aliou Sall. Ahmed mën nga ma dafa am loo xam faw nga leeral ñu ko tey. waaw. dañu wax ne Aliou Sall. dafa am souci wu trésorerie ci mairie bi jëm ci li nga xamante ni mooy ut ay solution pour am xaalis loolu am na. déet man dama ko lire rek comme ni nga ko liree ci lettre boo xam ne ñoom bind nañ ko conseil municipaux yi. yi nga xam ne convoqué nañ leen suba à la mairie. xam nga télé bi nag télé wu askan wi la. parce que ñun dañuy jënd ceeb. dégg nga courant léegi xam nga dañ koy jënd. fay facture moom dafa commencé di raar. dañuy jënd. woyofal bi du dëgg. di jënd gaz. di jënd ay nit lañ comme nit ñi. léegi da ngay dégg gars yi naan waaw ñii dañuy jël seen télé bi di ko politiser wala léegi waaw waa Kër Massar ñoom ñin bu ñu leen waxalee seen soxla mbënn mi waxal waa front de terre waxal waa Kaolack waxal bassin arachidier ñuy wax seen jafe-jafe suba ak mën guddeeg bëccëg. waaye ñun fi ñu dëkk nag Géejawaay bu ñu amee problème bu ñu waxee ñu ne Bougane kii day yor télé bi gars yi di ko politiser. non. pouvoir bu ñëw ne société civile bi ay politiciens encagoulés lañ. loolu yàgg nañ koo dégg ci daa am. dëgg la boo àndul ak ñoom rek ñu ne la politicien. Ablaye Wade jamono dégg nañ ko fi. jamonoy Macky it société civile bi di alerté yëpp activité ñu ne leen ay politiciens leen làq seen ginnaaw. moom daal bind na ab convocation joxe. ne problème mu xaalis la am te li ko indi acte 3 décentralisation la.
problème mu trésorerie mais ñun déggoon nañ fi Ngunda Fall mooy l'ancien IGE la. mu ne waaw ba ma demee ca mairie ba gisuma fa jafe-jafe au contraire moom sax moo doon jël ci xaalisam di ci def man jël naa waa ji seen jotaay xaw ma nag lan moo xew temps yi xëj na ba amatul xaalis xaw ma léegi nag mu convoqué conseil municipaux yi ñaari mbir nag jàpp nañ ko fi. bu njëkk ba mooy dafa am ay écoles yoo xam ne dañu fa nekk dañ leen di wutal tur. c'est-à-dire waaw. ak banque islamique nee ne dañ koy tuddee sëñ Mansour ñu ne dëgg la sëñ Mansour këram nga fa la ne banque islamique amul tur bi Pikine Est dañ koy tuddee nañu Dabakh Malick sëñ Muxtada sëñ Mansour ak Chérif Macky Sall ma fa nekkoon maire yooyu yëpp d'accord nañ mais école 13 mu ne da koy tuddee mag gi di Macky Sall. Ah bon waaw mais am na ñu fa ne ñu gën a yeyool Macky Sall turu école góor gi Ali Ndiaye ni ñi di dund papa Aziz Ali Ndiaye la mu fay def ci social nañ ko tuddee ndem si yàlla Alaaji Mar Fay amul lu mu deful Géejawaay ñoom Mbaye Ndiaye ko sopa ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi dund ñoom jey na ba Fall ak ay ñoom waree Sarr ña nga fa mais yow nga jël école nga ne danga koy tuddee sama Macky Sall pour lan waa PDS bu ñu tuddee woon école boobu Ablaye Wade la te Ablaye Wade def na fa tam ay infrastructure dafa yoo xam dafa jekkul dégg nga yooyu moom nee nañ suba moom la ñu woote conseil municipal mais leneen lu ñu woote waat conseil municipal Alioune Sall nee na ay jafe-jafe xaalis moom la Géejawaay am ba tax na am na ci ay bërëb yoo xam ne ñëpp a ko bokk dañ ko bëgg a louer wala yorin gi ñu séddoo ko ñeneen bokk na ca Esplanade stade Amadou Barry ak stade Ibrahima Boy moomu nekk fa mooy beneen stade Ndiarème bi dégg nga actuel état civil loolu xam ne ba ñu demee kayitu juddu yi loolu xaw na nuru mbiru Auchan bi de état civil bi ci boppam ba ñu kayitu juddu nii waxul ancien état civil dafa ne l'actuel foofu it am nañu bokk na ci yoo xam ne mën nañ ko jël ñu loué ko actuel mairie yow da ngay waxee actuel hôtel de ville foo xam ne yow sa bureau fa la ne nga bëgg ko jël ba koo loué nit ñi ne woon jaay sa adjoint maire ne déedéet du jaay location bande la dégg nga loolu bibliothèque ba waaw ak yeneen i service mais li ko indi yëpp mooy ñin dañ ko bind lettre ne ko dañu bëgg conseil municipal bi ngeen ne moom ngeen organisé woon bay validé jaay wala location vente mairie Guédiawaye ngeen war ñu ko loi bi moo ñu ko may jox leen délibération bi délibération boobu amul léegi nag loolu la bëgg délibération bu bees la bëgg conseil municipal waaye conseil municipal yu Guédiawaye yooyu nag l'histoire retiendra na yéen ci seen jamono la ñu jëloon mairie Guédiawaye jaay ko wala luyee ko ay tubaab osa ñu fay jaay bopp xar di fa jaay soble di fa jaay netatu ak cere ak daxaar ak ay dàll mais ni dafa ñàkk ci réew mi finalement on confirme li ngeen waxoon lan la li taxoon ñu porte la plainte waaw dafa mel ni dëgg yi confirmé loolay ne parce que dugg nañ ca te mënuñ caa dellu ginnaaw bërëb yañ ne woon foofu lañ bëggoon a jox tubaab yi bërëb yooyu mënul ne amatuñ espace en face place su dem si yàlla daaw da sekk ñun xam nañ bu baax mais foofu BRT bi dafay jaar fi ngeen demaatoon encore foofu ci Jidda Caaroy kaw la bokk di wetu en face kër Alaaji Maalik Gakou léegi amatul espace mairie ba rek moo fa des ba ngeen joxe mairie bi joxe leen jaay leen mairie bi wala ngeen luyee ko tubaab ñu fay jaay en tout cas mu doy waar mooy coow lii ay coow loolu nag ñun mënuñoo dëkk Géejawaay ba pare yàlla xéewaloo ñu tuuti tur bu ñu waxee nit ñi dégguñu ñu nekk ay doomi jullit islaam a ko wax boo gisee loo xam ne jaarul yoon mitti na la jëlee jaasi bu la léegi ne boo jëlee jaasi mën nañ la cee rey waxal bu la léegi ne boo waxee mën nañ la ci tëj wala ñu rey la duggal sa biir néeg jooyu ko mettit lu ko ba borom bi xam ne lii mitti na la ñun nag dañoo tolluwul ci jamono ji ñu duggee ci néeg génn wax rek wax ca biti ak jël jaasi ñëw fekk leen ca mairie ba en tout cas Diat jërëjëf